di toroxal nit ñi man je suis sûr et certain ku ma tegal kaamil ma rëkk ci ne mënul ci Ousmane Sonko tous dara mënu ko ci Ousmane Sonko dara mënu ko ci Ousmane Sonko dama ko gëm. nit ki su la tëkkoo sax yow waroo tiit parce que du dara doomi aadama la comme yow mënul ci yow dara man kenn mënul ci man dara man tey su ma nit su nit defoon ay pexe sax ba mu sotti xam nga lan laay jàpp damay jàpp ne yàlla la. moo tax tey ñun suñ sañoon Samba Sall dafay dund parce que gëm naa ne Samba Sall mënul ci Ousmane Sonko dara man loolu laa gëmoon conviction boobu laa am moo tax yéenewu ma ko mu génn àdduna man mënuma yéene Samba Sall mu génn àdduna. xëy na ñeneen ñi nga xamante ni xaw nañ ci kontaan wala di wax ne sama yoon nekku ci di saaga ak yooyu mais frustration moo leen jàpp mer parce que des fois nit daf lay teg yenn métit yoo xamante ni yow day génn àdduna da ngay continuer sax di ko mere na ma yàlla baal. waaye nag nit ñi bokkuñu yem nañ comprendre nit ñi bokkuñu yem man li ma mën a muñ ak li ma mën a toloore xëy na am na keneen koo xam ne amul tolérance boobu noonu. tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy dal ci kaw gars yi naan dañoo kontaan ci demu Samba Sall mais ñooñu c'est des hypocrites nañ bàyyi suñu hypocrisie bu ñu nekkee ñoom si seen bopp am na ci ñoo xam ne bu ñu sañoon tey Ousmane Sonko ma ngi ca kaso ba. billahi wallahi watalaay lu may wax lu fu leer laa ko teg gis nga ñuy génn di dal ci kaw gars yi nga xam ne nee nañ dañoo kontaan ci demu Samba Sall ñoom loolu lañ wax di profité ci occasion bi pour jéem a discréditer waa Pastef yeeg yooyu nekk comme kii moo yoroon dossier Ousmane Sonko donc génn àdduna lu ñu bëgg a wax mooy waa Pastef yi ñoom ñoo ci kontaan di jubilé te loolu du dëgg ñooñu ñooy hypocrite yu mag yi ñoom parce que ñoom bu ñu sañoon tey Samba Sall day jël Ousmane Sonko yóbbu ko kaso mais peuple bi moo génn na non moo tax après bi peuple bi génnee ñoom ñu génn nag bëgg a jël Ousmane Sonko wékk ko affaire bi naan ay Ousmane Sonko moom moo oo xale yi appel à l'insurrection la def te fekk c'est faux du dëgg peuple bi dañ leen a teg loo xam ne attanuñ ko ñu gis benn doomi aadama boo xam dañoo am ci moom yaakaar mu am programme bu baax ñu bëgg ko sànq arbitrairement teguñ ko ci yoon lu dul ci ay fen ay sos ak yàq der ñu génn ne ça suffit non freiné Macky Sall dal ci kawam ba ay nit génn ci àdduna loolu nag ñu ngi koy regretter bu ñu sañoon du am mais ki ko indi mooy Macky Sall parce que su bàyyi woon Ousmane Sonko ci jàmmam lii yëpp du am bu considéré woon Ousmane Sonko comme un adversaire politique lii yëpp du am mais moom mooy def ay pexe pour di tëj ay adversaire politique daf ko Khalifa Sall daf ko Karim Wade daf ko ñeneen jaarale ko ci parrainage éliminer leen di jàpp ay activistes yoo xam ne defuñ ko dara di leen tëj muy Guy Marius Sagna ak ñoom Assane Diouf ak ñeneen loolu moo tax peuple bi mer am ñoo xamante ni tamit seen arrogance gi ñu nekkee ak toroxal gi ñuy toroxal nit ñi di leen appauvrir di leen xiifal ñoon ñu profité ci occasion bi ñoom it génn parce que gis ngeen Auchan yi bi ñu ko doon toj am na ñoo xam ne ay saako meew lañ doon jël ñii di jël ay saako suukar saako ceeb parce que dañoo xiif ils ont faim te kan moo leen xiifal Macky Sall moo leen xiifal. am na benn booy boo xam ne jus la doon jël jus di filmer boppam ni def sinap di naan da lay wóor ne booy bi moom jus daf ko jafe quoi moom naan jus problème am la ci moom te boo ñëwee Europe jus du fi dara xale yi sax boo leen tegalee jus dañuy wax bëgguñ parce que da leen a sàppi parce que dafa yomb mais fële boo amee 1000 francs yoo war a jëndee jus wala 1500 mais da nga naan mën naa dem togg ci añ mottali dépense bi ndax xale yi ñëpp mën a say lekk suur gars yi dañuy sauver seen bakkan rek nañ suur rek waaw mais xam nga ku dem bay añ ba suur naan da ngay ut ay dessert dafay fekk nga man ko waa nguur gi moom xam naa ñu ngi añ ba suur di dessertu ci xaalisu sénégalais yi nag yéen ngeen di jàpp sénégalais yi di toroxal di jàpp nit ñi di tëj ñu àndut ak yéen ba pare ngeen bëgg nit ñi di leen bëgg yéen da ngeen a am dafa am benn haine bu nekk seen diggante ak sénégalais yi da ngeen di fexe nu ngeen jubóog sénégalais yi ci 3 ans yi leen dese moo gën seen dof-doflu yi ngeen nekkee gis nga réaction yi sénégalais yi di am loolu du jikko sénégalais jikkoom mooy baax am yërmande mais suñ demee ba Sénégal mel nii war ngeen xoolaat seen bopp xam ngeen ne ci yéen la yéen ñëpp a leen enal yéen ñi ànd ak Macky Sall ba bu ci nit génnee àdduna sax wax ju ñaaw la koy nit ñi di wax xoolaat leen seen bopp kon am na noo xam ne bu ngeen ko meloon ak askan wi du am taxawaay bii nii ci yéen beneen taxawaay lay am ci yéen parce que fii tamit ni nga mel rek noonu lañ lay jàppee ah li ñu xam ci yow tamit loolu lañ lay seddeel à chaque fois nañ waxante dëgg il faut qu'on se dise la vérité da ngeen di jéem a changer ngeen jubóog Sénégalais yi tey jii
ñi bokk ci Macky Sall ànd ak moom plateau télévisé buñ dem dinañ fa xuloo parce que dafa am benn haine bu ñu implanté ci xolu sénégalais yi dañu leen a mere ndax seen arrogance seen reewaande jàpp ne ñoom ñoo moom réew mi man bala ñoo dee ñu invité Abdou Mbow muy def ni ay mbagg di ngand te du tus du dara tekkiwul dara il ne représente rien dans ce pays bu ñu nekkoon ci dëkk bu baax waaye yow chef de quartier sax du ko fa nekk xamul boppam gisoo bi mu demee woon seen TV temps yi yàggul dara mais Mansour Diop la fa jàppante bu métti parce que dañoo implanté en ci xolu nit ñi te ku ñu toogal dañuy jàpp ne ñoom ñoo la gën te nit ñi dañuy bañ man mii bu toogoon ak man ci plateau comportement bi Mansour Diop am moom laay am parce que man kenn du ma nangu kenn gën ma ñoom ñooy ñan ñoom ñooy ñan Macky Sall ak ñum àndal duñ tus duñ dara mooy le président de la république nag yàlla moo ko fi teg mais taxul mu nekk au-dessus des sénégalais de gënu fi kenn amul kenn ku mu gën ku nangu nag ñu gën la kooku yow yaa xam mais ñoom li leen war tey mooy nañ am ay jàngat ci comportement bi sénégalais yi am envers ñoom ak haine bi leen sénégalais yi jàppal parce que ci ñoom la ñoom ñoo nekk di jaay sénégalais yi doole sénégalais bi bu amee lu ko naqari sax ne dafay marche ñu génnee police ak gendarmerie ne leen du ngeen fi marché te marché bi constitution bi moom moo ko mayee mais loolu lu ko gën a métti mais nit même boo koy teg ay naqar sax nga bàyyi ko moom mu génnee naqaram wane ko manifester ko mais yow da ngay jàpp nit ki di ko teg ay naqar di ko noot di ko teg naqar di ko teg naqar nit ki di muñ bu bëggee génn sax pour wane ne man am naa lu ma naqari nga ne ko noo doo fi génn te constitution bi wax ne ku am lu la naqari amul autorisation amul dara da ngay bind lettre nga yëgal ko préfet bi nga xam ne moom moo yor ordre public bi pour mu boole ak ay forces de l'ordre mais Macky Sall ñëw téye Sénégal mel ni moom sénégalais yi noot sénégalais yi ba pare bëgg jël nit ñi daf leen jaam mook ñi mu àndal ku àndat ak moom mu ne la non yow doo dara daf la mbalit doo am àq doo am yelleef heure bu ko neexee mu ut lum la taqal rek dem ubbi kaso tëj la sant ko ay juge am sant ko procureur am pendant ce temps procureur am boobu noonu mu ngi am yeneen dossier yoo xamante ni ñu ngi ci tiroir am nga xam ne ñi ànd ak Macky Sall ñoo ko def te defu leen dara mais xoolal Samba Sall mi génn àdduna tey fi mu jaar ak ñi ma tudd sànq ay ñoom Guy Marius Sagna ñoom Assane Diouf ñoom Khalifa Sall ñoom Karim Wade ak ñeneen bon wóoruma ndax Karim Wade bi moo ko yoroon mais 2015 la nekkoon doyen des juges te Karim Wade 2016 la génn bon mën naa am moom moo ko àggali si lu ma foog su ma juumul wala boo mu nekk CREI yi Alioune Ndao bon procureur spécial voilà xaw ma comme fàtte naa daal Karim Wade ndax si la bokkoonam déet ndax moo ko yore mais daal moom moo yore woon dossier Khalifa Sall ak ay ñoom Aïda Ndiong ak ay ñoom Guy Marius Sagna ñoom moo leen doon placé sous mandat de dépôt pendant ce temps mu am ay nit ñoo xam ne ñoom ñu ngi def lu ne weng ku ci mel ni Alioune Sall rek ki Macky Sall ñu takkal ko ci 6 000 milliards sénégalais yi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais yu pauvres yi nga xam ne amuñu lu ñu lekk ñi ci pauvre ñoo ëpp ñi nga xamante ni dañoo seen loxo dafa jot seen ginnaaw ñu bàyyi ñooñu ñu am jàmm léegi ñi nga xam ne defuñ dara ñu topp leen di leen persécuter def répression ci seen kaw pour di leen yóbbu ci kaso yi mais imagine leen nga jàpp nit tëj ko ci kaso te deful dara parce que kooku àndul ak président bi xanaa président bi kon buur la xanaa nekkatuñ ci république wala nekkatuñ ci démocratie loolu moo ñaaw loolu moo tax sénégalais yi mer ñi def ñoom ñooy libre nekk ci mbedd mi ñi deful dara nag ñoom la ñuy jàpp tëj ci kaso bi comme li yàlla waxoon ci alxuraan innal muluka iza daqalu xaryatan afsaduha ja'alu izzata ahliha azilla mooy nguur goo xam ne nguur gu bon lañ buñ duggee ci benn dëkk ñi gën a tedd ñoom la ñuy jël yóbbu leen ci kaso yi sànq leen di leen persécuter di teg ci ñoom pression bu mag di def ci ñoom répression léegi nag ñi nga xam ne ñoo gën a yées gën a bon ñoom la ñuy bàyyi nag ci mbedd mi jaaykatu drogue yeeg ñi nga xam ne dañuy def détournement de deniers publics ñi nga xam ne dañuy trafiquer faux billets ak faux médicaments ñu bàyyi leen ñu libre Ousmane Sonko mu tedd mu sell mi ñu ne moom dañ koy fekk fu mu toog dafa dara jotewut ak ñoom dara
lenn la jotee ak ñoom mooy dafa am ambition pour bëgg a toog ñoom fi ñu toog pour def li gën li ñuy def ñu ne ko yow dañu lay yóbbu ci kaso bi tëj la te bala ñu laa tëj dañu lay salteel sa der bi dañuy jël benn xale bu ñuy tuddee Adji Sarr di xale boo xam ne elle est vulnérable pauvre utiliser ko su ko defee ñu rouler la dans la boue traîner la dans la boue takkal sa der ba pare yóbbu la kaso tëj la loolu lañ naroon te ñaar yu dara sottiwu ci parce que ñi nekk ci télé yi di wax di yàq deru Ousmane Sonko tekkiwuñ dara amuñ benn crédibilité seen wax jaru sax dóor seen sa doom parce que tekkiwuñ tous xam nga ni ku tekkiwul dara koo xam ne kàddoom amul valeur du nekkul nitu valeur kooku bu waxee doo ko fenkat fan lay waxee nga koy gëm ak warkat man de ku ma gis nga nekk traître mënoo wax dara ba ma gëm ko parce que tu es capable de tout mën nga ñëw falsifier ay affaire ku ma gis nga nekk menteur wala mythomane doo wax dara ba ma gëm ko man du ma gëm fenkat parce que fen lañ la xamee nga toog ci télé bi di tilimal deru nit ma naan dëgg la jamais man da ngay nekk nit ku crédible ba pare fekkee gis nga wax ma ne ah kii lu mu wax dëgg la l'islam sax loolu la wax def na njaalo ci boppam pour nit seede ko il faut mu nekk ñeenti nit ñoo xam ne ils sont crédibles jógee ko ci gox yu fasantikoo ci place yu fasantikoo maanaam place yoo xam ne du benn comme par exemple kuy jógee Grand Yoff kiy jógee ko Plateau kiy jógee Pikine kiy jógee Guédiawaye ñu daje te joxante wuñ fa rendez-vous ñu ñëw gis ku góor ki di pénétrer ku jigéen ki ñu gis ko nii ba pare ñu nekk des hommes crédibles wala des personnes crédibles ñu génn ne ah ñun de gis nañ diw mu jël awraam dugal ko ci awra diw loolu mooy njaalo waxuma viol de njaalo laa wax njaalo rek te léegi bi ñu demee nag ñoom ba perte viol bi xam ne viol bi ay fen la léegi nag ñu ngi ëlbatiku di gëmloo Sénégalais yi ne waa ji nii di leen o ci ay affaire ne moom dafa jullite di incarner ay valeur di incarner ay vertu moo gën a dëng ñëpp day dem ci xale jigéen ñi di tëdd ak ñoom di seq ak ñoom loolu sax Sénégalais yi gëmuñ ko parce que ndaw si nga xamante ni moom lañ instrumentaliser moom fenkat la lim njëkk a wax ca PV gendarmerie lan la wax bi mu demee def ne waa ji daf ko tëral ci fu mu ko doon maasee seq ak moom génnee ay pistolet bi mu génnee mu ne waa ji ci suuf la ko tëral ba pare ne ci voie anale bi la jaar ak moom di wax ay wax yi ñaaw yi salte te loolu waa kër Macky Sall yi ñoom ñoo ko santaane pour bëgg yàq deru Ousmane Sonko parce que li ñu bëggoon a def sottiwul bëggoon nañu yàq deram ba pare tëj ko kaso léegi nag ñu ne nañ continuer di yàq deram di wax ci moom wax ju ñaaw pour sénégalais yi bàyyi ko mais nit koo xam ne deram yàquwut ngeen ne di ngeen ko yàq loolu mënta nekk comme man mii tey suñ ñëwoon ne man damaa dem sàcc fenn wala damaa dem triande wala damaa dem violer nit wala damaa dem def nit lu bon te fekk defuma ko mais man defuma ko te nit ñi xamee wuñ ma loolu xamuñ ne kenn xamul ne man loolu dama koy def il faut nit ñi xamee la loolu waaw mais kooku kenn xameewu ko loolu baax lañ xam ci moom te xam nañ ne ki mu ko seqal moom bëggul gis adversaire politique xam nañ ne ku mu ko seqal dafa bëgg a éterniser wu ci pouvoir bi baa doolal dañ ko jox nguur gi mu ne du bàyyi nguur gi dafay toog pour continuer yore nguur gi te sénégalais yi fal ko ne ko yow ñaari mandat lañ la jox mu ne non man du ma def ñaari mandat sénégalais yi dañoo ñàkk fayda damay toog continuer fi toog yore nguur gi ba mu neex ma léegi nag mu ne xaaral ma dem si liquidation bi liquider Khalifa Sall Karim Wade léegi nag Ousmane Sonko moom mooy ku féroce ki nag ko kii moo ma dese xaaral ma ut fu ma jaar ak moom di def yu salte yoo xamante ni bassesse la salte lii c'est de la haute trahison quoi maanaam nguur gu ñàkk fayda avec tous les problèmes qui prévaut au Sénégal mooy ñëw di def yu salte yii nii di jël ay benn opposant di ko booleeg benn xale bu jigéen di ko jiñ ay viol xale bi toog ci télé bi kilifa yi di ko seetaan gannaaw bi kilifa yépp waxee ñaan jàmm mu ànd ak avocat di jaabul ba toog ci télé ba naan ay ci gannaaw la ma doon tëddee wax yi ñaaw yu salte irresponsable ñu bàyyi loolu di daw ci dëkk ba ak yeneen yu ñaaw yu ñuy teg ci deru nit ñi pour lan xañ leen ñu dugg palais Macky Sall dafa tuuti ci xañ Ousmane Sonko mu dugg palais man su ma tëddee damay nelaw ba yàndu man Ousmane Sonko laa àndal moom laa àndal programme am mooma doy ku nekk da ngay xool ku la neex nga ànd ak moom man j'ai choisi Ousmane Sonko moo tax ma ne la man du ma tiit du ma ragal damaa gëm yàlla gëm ne Ousmane Sonko bu naree toog ca palais ba
bu naree accéder à la magistrature suprême Macky Sall xola comme sànq xam ngeen sànq lañ melentaan def cee tuuti pour xañ Ousmane Sonko loolu moo tax ma ne la man su ma tëddee damay nelaw ba yandoor parce que gëm naa ne Macky Sall mënul ci Ousmane Sonko tous bu mënoon ci Ousmane Sonko dara Ousmane Sonko ma nga kaso ñi nga xamante ni tamit dañoo jàpp ne Demba Kandji kii nii astafurlah man maa ngi naan Demba Kandji rek Samba Sall Demba Kandji moom it ci gars yi Macky Sall yi la bokk parce que moom moo ko jàllale 2019 sàccal ko élection yi premier tour quoi parce que moom mooy président cour d'appel te cour d'appel résultat provisoire yi ñoom ñoo koy proclamer voilà moom moo proclamer résultat provisoire yi nekk fa di gàtt moom ci la bokk yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam kenn yéenewu ko dee ah man moom yéenewu ma kenn dee mais damay ñaan yàlla nga fekkee lépp yàlla buy àtte nga gis teg ci sa bët xam ne yow doo tus manoo dara yàlla rek moo man loolu laa bëgg moo tax ma ne leen su ma sañoon Samba Sall daf fiy toog ba gis ne moom mënul Ousmane Sonko dara mënul ci Ousmane Sonko tus man loolu dama ko gëm nee naa leen buñ mënoon ci Ousmane Sonko dara Ousmane Sonko ma nga kaso te kooku du génn heure bi konoon ñoom Guy Marius Sagna Abbas Fall Assane Diouf Clédor ak Birame Souleye ak jigéenu Pastef bi konoon duñ génn kaso xam nga kañ la ñuy génn après 2024 te dañ leen di tëj ci erreur jaay doole arbitrairement parce que man maa yore doole ji voilà maay chef suprême de l'armée xam nga je détiens tous les pouvoirs mais ku def si sa bopp bi na tu détiens tous les pouvoirs da ngay fen man maa ko wax ku def si sa bopp bi nit doomi aadama laa la wax de koo mën ci doon président buur ministre juge ne yow da ngaa am doole da ngay fen nag du saaga ah man du may saaga fen mooy mentir koo xam ne c'est un menteur fenkat la quoi tubaab bi sa yaay sax bu waxee bon donte ñoom loolu boo àndut ak ñun suñu aada quoi mais bu waxee rek naan ko tu m'as menti su fekkee daf la fen mais fen du saaga quoi képp ku def ci sa bopp bi ne yow da ngaa am doole muy Macky Sall ak keneen ku manti doon waxoo dëgg yàlla mooy borom doole ji moo tax ma ne leen man sama xel dafa dal ci Ousmane Sonko bu naree nekk président wu Sénégalais yi gannaaw yàlla Sénégalais yi ñoo koy décider ñooy dem ci urne ya dugal xobu Ousmane Sonko su fekkee Ousmane Sonko moo ëppale am plus de 50% moom la ñuy fal ne ko yow yaa am légitimité loolu Macky Sall mënu ci dara Demba Kandji mënu ci dara procureur mënu ci dara Samba Sall mu génn àdduna bu doon dund mënu ci tus yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljana loolu laa ko yéene nag yéene moo ko dara lu bon waaye moom deful dara Ousmane Sonko jot ta def dara bëggoon na def mais peuple bi ñoo génn na non mais dafa am loo xam ne daf cee am mu nekk loo xam ne injustice bu métti la mooy ki nga xam ne dañ kaa tooñ moom taqal ko moom lañ jël nangu passeport am def ko sous contrôle judiciaire moom lañ jël muy uy ji juge du 8e cabinet muy Mamadou Seck nga xam ne dafa désister après préfet bi koj ko ci yoon bi di wax ak procureur téléphone di wax ak ministre de l'intérieur téléphone pour ñu coller motif Ousmane Sonko jiñ ko trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée yóbbu ko caserne Samba Diéry Diallo loolu lañ def injustice boobu lañ def tooñ ko ne ko yaa violé nit te violé wul ba pare tooñaat ko xam nga lu ñuy wax toññar bi tooñ nit ba pare toññar bi ko muy dem di uy ji nga ne ko doo jaar fii jaaral ni fexe ba créer benn situation pour jàpp ko capturer ko boobu ñu ngi defoon ci seen bopp bi ne ah waaye yow booy dañuy sóob ci réseaux sociaux yi lañ nekk duñ dara xam nga ñoom dañu arrogant te xamuñ seen bopp man loolu moo ma gën a naqari ci Macky Sall ak ñu àndal xamuñ seen bopp quoi foog ne ñoom Sénégal ñoo ko moom naan waaw booy dañoo réew ci réseaux sociaux la ñuy toog di saaga nit ñi yéen a njëkk a saaga nit ñi yéen saaga yi ngeen di saaga nit ñi moo gën a bon yéen ngeen di toroxal nit ñi ba pare da ngeen wax nit ñi wax yu neex ngeen bëgg nit ñi am ak yéen jàmm nit ñi mënuñoo am ak yéen jàmm parce que ootewu leen jàmm bés bu ngeen bëggee jàmm nit ñi dañuy am ak yéen jàmm Sénégalais jàmm rek la bëgg man waaw booy dañuy toog ci réseau yi duñ def dara waaj danañ ko jàpp tëj ko ci kaso bi coow du jubbal du tàkk comme ni ñu defoon Khalifa Sall ak Karim Wade dañuy soob peuple bi génn na leen non da ngeen di fen waxu leen dëgg génn dal ci seen kaw mu tàng jër képp ku ci dee yàlla na la yàlla yërëm xare la àjjana yéene wuñ kenn dee violence yi ci am bu ñu sañoon du am mais violence yi Macky Sall moo ko indi ak ñi mu àndal parce que dañoo foog ne ñëw moom Sénégalais yi wala ñoo ëpp Sénégalais yi doole
te ñoom moomuñ Sénégal yi ëppuñ Sénégal yi doole kan lañ ëpp doole peuple bi fal la nga ne yow yaa ko ëpp doole dañuy nax seen bopp moo tax ma ne leen dañoo xamul seen bopp ñoom. léegi Ousmane Sonko dem caserne Samba Diéry Diallo ci tooñ bi ñu ko tooñ Samba Sall yónnee ko convocation ne na ko uyu si Ousmane Sonko ne ko man je suis en garde à vue ku nekk ci garde à vue mooy koo xam ne dañu laa téye ne la yow mënoo bouger dañu la téye denc la téye ndëgandiku mooy garde à vue su ma koy wax ci olof foog naa mooy téye ndëgandiku ba pare keneen di la convoqué waat mais loolu mënta nekk ñu nekk fi di jalgati yoon quoi ñoom mel ni parce que Macky Sall lañ bëgg a neexal Macky Sall lañ àndal Macky Sall mooy président ñu jàpp ne Macky Sall moo gën Sénégal yi man de nangu ma Macky Sall gën ma respecté naa ko trop nag te bëgg naa ko trop parce que nit la man du ma bañ kenn xëy na jikkoom moo ma neexul parce que jikko baadoola la amee te man bëgguma baadoola voilà mu ngi noonu Ousmane Sonko nag ne leen man du ma uyu ji parce que mënu ma nekk en garde à vue ba pare ñu may indilaat beneen convocation mu yónnee ko mandat d'amener boobu ba tey ma ngay jaay doole moom parce que jàppoon na ne moom comme mooy doyen des juges moom am na doole voilà ñu enlever ko 4 heures du matin di ko jéem a toroxal yóbbu gars yi di dugg ci bureau bi avocat yi mu ne leen kenn du fi dugg joxe instruction gendarme yi ne leen du fi kenn dugg jalgati yoon quoi pour faire plaisir à Macky Sall bu ñu jàpp ne moom buur la te du tus du dara man su ma nekkoon Sénégal ni may waxee nii laay waxee ah buñ ma jàppee tëj ma tamit damay jàpp ne yàlla la neex man nit mënul ci man dara loolu laa gëm lu am rek yàlla la man loolu laa jàpp quoi moo tax man nit danga may jox cër rek ma jox la cër ñu ànd aw ma faiblesse su kenn aw ma complexe benn doomi aadama buy dund ci kaw suuf amut ku ma gis dama lay jox cër nga jox ma cër ñu dem soo mënta jox cër nga jaar nii ma jaar ne parce que man nit laa xam naa sama bopp xam naa sama valeur kenn du ma fontoo man léegi nag mu joxe instruction ne bu kenn dugg jaay doole voilà loolu rek xañ na loolu lañ ko mën a reprocher ci dossier Ousmane Sonko bi waaye nag comme ni ma ko waxee woon sànq ci début bi nit la dafay juum moo tax su fekkee ne tooñ na yàlla daf ay bàkkaar daf ay ñaawteef tooñ Sénégal yi maa ngi ñaan yàlla suñu borom maa ngi koy tuddee ci tubbee ci sama xol yàlla na ko yàlla yërëm Samba Sall yàlla na ko yàlla xare aljana li may wax nii du waxu hypocrite parce que yéenewuma Samba Sall lu bon nee naa leen su ma sañoon Samba Sall day dund moom mu xam ne mënalut Ousmane Sonko dara képp ku yéene Samba Sall mu génn àdduna wala nga kontaan ci génn àddunaam gi ndax dossier Ousmane Sonko bi dafa mel ni kon dangaa jàpp ne Samba Sall mënal na Ousmane Sonko dara mais man dama gëm ne mënul ci Ousmane Sonko dara parce que bu mënoon ci Ousmane Sonko dara moom du génn àdduna yéenewuñ kenn mu génn àdduna waaye bu mënoon ci Ousmane Sonko dara du génn àdduna fii kenn xamul ndax yow di nga fekkee sax suba Ousmane Sonko mi ñuy jàpp di yàq deram sax di ko bëgg a xañ 2024 bii nii ne moom du nekk président sénégalais yi bëgg ko ñu ne non loolu du fi amee dinañ yàq deram ba sénégalais yi bañ ko Ousmane Sonko moom sax ñoom moom wóoru ko moom Ousmane Sonko moom ndax moom 2024 boobu dina ko fekkee moom dafa am yéene bu rafet pour réewam rek am mébét bu rafet képp ku fi génn àdduna rek bàyyi nga fi ay projet quoi yoo xam ne àggali woo ko ku génn àdduna bàyyi nga fi projet amul kenn kuy génn àdduna te bàyyi woo fi projet nit mënul àggali lépp moo tax mën na leen nañ jëlawaat suñu xel ci yàlla wax naa leen sànq ne leen xul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee gi chaque jour dafay dajeeg ñun léegi loolu gars yi Macky Sall yi lu tax ñoom mënuñ di jàng ci loolu lu tax mënuñu rafetal seen diggante ak sénégalais yi lu tax mënuñoo jox doomi aadama yi cër lan moo tax ñu bew lan moo tax ñu fuuy lan moo tax ñu bew lan lañ gënee nit ñi ak lan lañ ëppale nit ñi affaire yu ndomba tànk àdduna yi dafa nekk dara lan moo nekk ci ñoom lu nekkut ci nit ñi laay laajte dañoo am ñeenti tànk wala dañoo am ñeenti loxo wala dañoo am ñaari kanam wala dañoo am 5 bët wala ñetti bakkan lañ am lu nit ñi amul wala ñaari gémmiñ loolu ku ko am sax ñu daw la lan moo nekk ci ñoom laa wax bañ tax ñuy yab sénégalais yi di leen xeeb di leen torturer di leen toroxal di leen torturer moralement lan la nañ bàyyi seen xel xam ne gis nga fi Samba Sall nekk na le Sokone yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana encore une fois chaque jour maa ngi koy ñaanal ñoom danañ fa dem ñoom dinañ fa dem de man mii dama fay dem man mii dañuy gas nii jël ma wetal ma dugal jublal ma penku ma des fa malaaka yi ñëw
lu tax ñoom duñu xalaat lool pour mën a jox nit ñi cër def nit ñi nawle. lan moo tax mënul def ci boppam bi ne moom nguur gi mu nekk dafa war a jeex te dañ ko kaa jox mu nekk benn contrat boo xamante ni deux mandats la renouvelable un mandat renouvelable kon muy deux mu am intention bu rafet ñàkk intention yi bu rafet moo indi coow yi yëpp tension yi yëpp am Sénégal parce que dafa ñëw war a toog wax ne man ñaari mandat laa war a def wane ko ci ay jëfam ci ay waxam mais dafa ñëw bëgg a éliminer ay adversaire politique am yëpp pour mën a éterniser wu ci pouvoir bi boole ak benn arrogance bu kenn xamut moog ñu mu àndal réew a réew ba dof kuñ toogal foog na ñoo la gën ñu mu àndal. lan moo tax bi mu ñëwee li ñu doon kaas démb ak bërki démb ci ay manifestation yi ñu doon interdire ak impunité ak népotisme dóor doom làq doom bi ak yore nguur ba pare jël sa ay goro dugal fa ak say mbokk ñu ñu def dara du leen ci fekk lu tax bi mu ñëwee xeexut loolu mu dëñ fi démissionner à la tête de son parti bàyyi opposition bi ñu am jàmm di opposé wu xam ne opposition dafa war a am dans une démocratie te jublu ci priorité sénégalais yi li ko sénégalais yi dénk ak li tax ñu fal ko mu jublu ci liggéey te bàyyi ñi muy topp di tëj ay nit di toroxal ay nit di chantage ay nit bu defoon loolu billahi wallahi watallahi jàmm day am Sénégal mais situation bi am Sénégal en bi nit ñi am nit ñi bañante gi ñu bañante léegi moom moo ko fi indi moom moo waroon a oote jàmm ji mais soo ñëwee privilégié ay nit yi ànd ak yow ne ñii ñoo gën ñii lu ñu def neex na ma dara du leen ci fekk même bu ñu sàccee xaalis sénégalais yi sax dama leen di protéger ñeneen ñi ñoom du ñu def dara ànduñoo ak man dama leen di jaay doole tëj leen ci kaso yi avec la complicité de mon procureur de mes juges de mon ministre de la justice. yow foog ngeen ne ministre de la justice bu waaye di boobu noonu Malick Sall li mu def loolu dëkk bu baax état de droit dëgg loolu dina fa am. loolu saaga nday la sax pour sénégalais yi daf ñëw saaga ñun ñëpp parce que suñu institution yi la ñu respecté tout quoi ak yenn ministère de souveraineté yi un ministre de la justice tey war na dem ba Fouta bokk ci biir Sénégal mu fay jëw Ousmane Sonko ci pël fii loo fi wax ci pël ñu tekkil ñu ko kan mooy nekk Sénégal di wax nit lu bon ci pël te nit ñi duñ ko xam làkk boo fa mantal làkk nit ñi danañ ko xam léegi ma nga dem Fouta di jéem a def affaire sépariste ay affaire régionaliste affaire ethnicisme dem fa moom mi nga xam ne mooy ministre de la justice de moom lañ dénk justice bi te pare ñu leen di tam dëmm ñoom ñuy soccoo yeelu xale ñu ne parquet bi dafa far ci nguur gi parce que ministère de la justice la dépendre moom ministre boobu noonu nga xam ne ñu ngi koy jiiñ loolu mu dem moom Fouta ne Ousmane Sonko mi nga xam ne moom lañ bëggoon a yóbbu justice jaay ko doole mu ne Ousmane Sonko boobu moom moo génnee xale yi ba xale yi dee léegi ne waajur yi téye seen doom yi di jiiñ Ousmane Sonko ay terroriste di oote ay France 24 di fen naan ay mbër ñoo génnoon di manifester Aïssata Tall Sall beneen transhumante ba moom génn naan ay force occulte gannaaw ba ministre bu waaye di ba ministre de l'intérieur booy bu fuuy boobu xamul boppam boobu noonu Antoine Diome génne moom it di wax ay waxu force occulte léegi loolu lañu xewal ay force occulte ay terroriste ñu ngi menacé nangam Cheikh Diane Gadio génn di leen ci jàppale ce colonel ce capitaine raté là di ko capitaine Dieye moom it dem ca Maïmouna Ndour Faye seen mercenaire ba toog fa ñu def seen ay comédie di jooy quoi ne dañuy jooy quoi di fonto sénégalais yi quoi yéen lu ngeen fi lal dinañ ko lalli situation bi ngeen bëgg a créer Sénégal bëgg a gëmloo sénégalais yi ne leen ay force occulte moo fi nekk ak ay terroristes pour bu ñu demee ba 2024 ngeen créer benn situation boo xam ne élection du mën a am pour ngeen mën a toogaat ci nguur gi def li ngeen bëgg a def jàmmi Sénégal da ngeen cee war a dox def leen ci seen bopp bi ne ñaari mandat lañ jox Macky Sall ñaar mu ngi ci deuxième mandat yam et dernier mandat 3 ans moo ko dese wala 2 ans et quelques mois 2 ans et demi su jeexee na organiser des élections libres et transparentes ku sénégalais yi fal ñu xam ne sénégalais yi ñoo ko fal waaye moom amul benn droit wala benn maqaama bay wax ne kii moo war a nekk candidat wala kii warta nekk candidat wala kii moo war a nekk président wala kii warta nekk président
moom dañ kaa fal correctement démocratiquement ci jàmm na ko jiiteel réew mi Ablaye Wade mënoon na ko kale mënoon na ko recalé mënoon na ko barrer la route ne ko doo fi nekkee candidat wala doo fi créer parti parce que Ablaye Wade moo yoroon ministère de l'intérieur mooy président bi bu ko neexee mu ne ko joxuma la récépissé mais da kaa jox récépissé mu am carte partem bokk ci ay élection mu dem ñu fal ko mu ñëw nag di jaayi fu baa doola di indi ay histoire Sénégal ak ay problème ñun xamuñ problème su bëggee jàmm na def ñaari mandat yam organiser ay élection affaire bi jeex takk loolu mooy jàmm Sénégal mais gis nga bu naree imposer Sénégalais yi ne ay dafay recaler Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko du fi nekkee candidat coow li dafay gën a bëri te réew mi bu takkee moom mooy nekk responsable bi te moom du ci mucc de bu eboo mu def ko ci boppam bi parce que moomul Sénégal amul kenn kum fa gënu fa kenn il faut qu'il respecte les Sénégalais parce que moomuñu Sénégalais yi moomuñu Sénégal benn contrat la bu dox suñu diggante ak ñoom muy mandat moo ñu boole jox nañ la benn nga foqar ñu beneen bi en 2019 ñu muñal la na la garaawul ñun bëgguñ histoire gérer ngay gën a exagérer nag am na foo xam ne nag bu ñu fa àggee Sénégalais duñ ko nangu de te sëriñ si bu eboo ñu continuer di wax ñu wax nañ nag ba affaire bi calme man nag menacé wu ma kenn wax dëgg yàlla su ma sañoon jàmm mooy am mais dama ne moom bu bëggee jàmm moom mooy na bàyyi doomi jàmbur yi ñu am jàmm na bàyyi Sénégalais yi ñu am jàmm ñu àndut ak moom na def ci boppam bi xam ne ñëpp mënuñoo ànd ak moom si démocratie lañ nekk kum neex nga ne Macky Sall laa àndal kum neex nga ne ànduma ak Macky Sall parce que doyuma neexuma comme man doyuma neexuma bëgguma ànd ak moom ci wàllu politique parce que nu muy doxalee moom a neexul am naa ci droit Ousmane Sonko droit boobu la am Khalifa Sall droit boobu la am Karim Wade droit boobu la am Abdoul Mbaye droit boobu la am Malick Gakou ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci opposition bi ak les activistes dañoo gis ne ni muy doxalee doyu leen na def loolu ci boppam bi te oote jàmm pour Sénégal mu ngi def nag ay discours d'apaisement waaye ab discours d'apaisement yi muy def noonu terewul gaay mi ñu ngi génn di wax ci dossier Ousmane Sonko bi Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom lañ tooñ moom Ndeye Khady Ndiaye ba pare def leen sous contrôle judiciaire bàyyi Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye ñu nekk ci seen jàmm ñoom kenn defu leen sous contrôle judiciaire te ñoom ñoo tooñ de tooñ ba pare ñu bàyyi la yow ngay génn di def ay soi-disant conférence de presse di yàq deru nit ñi ak booy ba nga xamante ni moom moo manigancé affaire bi ak ponkal yi ñuy nëbb ak ñi bindoon plainte ba ak ñeneen ñëpp kenn waxu leen dara léegi nag ki nga xam ne moom lañ tooñ wala ñi nga xam ne ñoom lañ tooñ muy Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye ñoom lañ placé sous contrôle judiciaire jàmm su ngeen ko bëggee mooy na ngeen bàyyi Ousmane Sonko ci jàmmam deful dara ku deful dara dañ koy bàyyi ci jàmmam Sénégal nag nous sommes dans un état de droit ku def dara nañ la yóbbu justice ñu àtte la ñun ay justiciable lañ dañ ñoo war a àtte ku fi jalgati kuñ tooñ tamit am nga droit yóbbu nit ci yoon na dañ maa tooñ bu ñuy condamné nañ condamné ki nga xam ne moom moo tooñ te bàyyi nit ñi ci jàmm Ousmane Sonko dafa am droit nekk candidat am droit am ay ambition pour son pays le Sénégal kenn mënu ko kaa tere kenn mënu ko tere mais ñoom seen bopp yi lu ñu ci def mooy Ousmane Sonko du nekk président mais ñoom ñooy ñan mais ñoom ñoo moom Sénégal wala ñoo gën Sénégalais yi wala ñoom ñooy ñan ils se prennent pour qui li ma doon wax sànq ci xalif généraux yi nga xam ne ay régulateurs sociaux lañ ñoom ñoo tax Sénégal dal bu taxtoon ak ñoom tey li xew Côte d'Ivoire di xew ci yeneen dëkk yi mën na faa am heureusement bi ñu amee kilifa diine yooyu noonu waaye su fekkee mën nañ continuer di wax ak waa ji pour mu def ci boppam bi ne moomul réew mi mënul tere Ousmane Sonko nekk candidat mënul tere Ousmane Sonko nekk président loolu il faut mu def ko ci bopp bi parce que Sénégal moomu ko moom Sénégalais yi ñoom ñooy fal moom falul kenn parce que moom dañ kaa fal jàmmu Sénégal mooy mu def ñaari mandat yam organiser des élections libres et transparentes ku Sénégalais yi fal ñu xam ne Sénégalais yi ñoo la fal mu jeex loolu mooy jàmm ji ba pare respecter le calendrier électoral parce que bi mu fi toogee ba léegi respecté wul calendrier électoral bi li mu fi nekkee mooy calcul politique élection yi su ma ko defee dañ may gagné su ma ko defee heure bi amul benn situation bu mën a teree am Sénégal ay élection heure bii nii élection dafa war a am mais ñaata dëkk ñoo fi def élection ci pandémie bi ci crise sanitaire bi France buy crise bi di commencer boobu ñu ngi doon def seen ay élection locale
mooy élection régionale yi gis nañ fi ay centre Afrique réew yooyu noonu ñoo gën a jaxasoo foofu mu ngi nekk en guerre ba pare corona bi ñëw sonal leen def nañ seen ay élection présidentielle Burundi def nañ fi ay élection présidentielle États-Unis première puissance gis nañ ni corona bi ni mu leen sonalee def nañ fi ay élection présidentielle ak yeneen dëkk yoo xam ne def nañ fi ay élection présidentielle même Côte d'Ivoire def na ay élection législative amul benn situation bu tax Sénégal bañ a mën a dem élection fichier électoral bi nag def na ci lu ko neex jaxase ko yàq moo ko Aly Ngouille Ndiaye même Aly Ngouille Ndiaye moom nu mu mënti mel sax moom moo tane booy bi nekk fa parce que Aly Ngouille Ndiaye moom am na diplomatie sax moom mën naa wax mën na maslaa même bu fekkee day def yu bon ay sàcc élection yeeg yooyu mais kii moom day génn di menacer nit ñi di jaay ay ngand lu di yëkkati ay baat di fëgg ay taabal mel ni nit ñi dañ ko tàppet wala moom yàlla la wala yónnent te mënut ci nit ñi dara man mii mënut ci man tus la mënut ci nit ñi jàmm rek lay may nit ñi waaw fii feeg wàccoo yoon kenn du la teg ci yoon dangaa war a wàcc yoon ñu teg la ci yoon mais liberté d'expression dañ ko am saagawuñ kenn xasuñ kenn mais il faut qu'on se respecte ñu joxonte cër voilà élection locale yi nañ ko amal 2022 nañ amal élection législative buñ demee ba 2024 ñu amal élection présidentielle ci jàmm mu dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm waaye leneen lu mu fi def bu réew mi tàkkee moom moo ko taal te su boobaa ci moom lay gën a métti te buñ ko waxee nag na ko gëm parce que boobaa sénégalais dinañ ko wan na ko yow moomoo Sénégal te duñ nangu ngay taal Sénégal boobaa sëriñ si dinañ génn na ko sa intérêt personnel du tax Sénégal di tàkk loolu na leer ci noppam donc loolu laa amoon li ma doon wax di wax sénégalais ñu delloowaat seen xel ci yàlla delloowaat seen xel ci dee parce que chaque jour yàlla mu ngi ñuy wan ay misaal di ñu wan boppam parce que nit dafay nekk di jaay doole nit di ngandlu xam nga naan ko yow tu vas voir avec moi oui je vais te mettre en prison xam nga di nappaate di jalgati ay droit nit ki ay droit yam nga ko koy xañ nga toog ba mu yàgg rek juge bu mag bi moom rappelé la ne la ñëwal te loolu mën naa dal ku nekk man mi mën na ma dal waxoon naa ko sànq yéenewuma ko kenn mën na dal Macky Sall yéenewuma ko yàlla na gudd fan yàlla na fekkee jour bi Ousmane Sonko di nekk président biñ koy investir yàlla na fekkee jour bi nga xam ne si lay Ousmane Sonko di prêter serment mook ñoom ñu jàppee Ousmane Sonko noonu te waruñ ko jàppee noonu yàlla nañ fekkee lépp incha allah jàmm Sénégal mooy ku sénégalais yi tànn ñu xam ne sénégalais yi ñoo la tànn loolu mooy jàmm Sénégal nañ bàyyi sénégalais yi di tànnal seen bopp waaye toog ci nguur gi yore ay pouvoir ba pare ne man damay xeex ay nit kii du fi nekkee lii kii du fi nekkee la te yow kenn defula woon loolu te ñoo ñu Abdoulaye Wade mënoon la kaa def loolu moom sénégalais yi duñ ko nangu de sénégalais yi léegi dañoo yeewu de waaw ñi fi nekk nag di wax di jéem a profité ci ay occasion pour dal ci kaw waa Pastef naan waa Pastef fii dañoo yéene Demba dañoo yéene Samba Sall génn àddunaam gi fii kenn yéenewu fi Samba Sall génn àdduna waaye nag ñi fi des nañ xam ne lu mu yàgg-yàgg dinañ fekk ji Samba Sall te kenn ku nekk tamit war nga liggéey bu tax boo génnee àdduna nit ñi seddal la sedda yu baax yu rafet c'est très important dañ ci bàyyi xel bu baax a baax voilà kon daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen live jaa ngeen jëf merci beaucoup